Mesdames, Messieurs, internautes sans limite sn.com, bienvenue dans votre émission 15 minutes sans limite. maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di jaar waxoon naa leen ni depuis bi ñu defee suñu absence boobu ba tey bu ñuy ñëwaat dañuy ñëwaat ak ay ndaanaan yi nag tey dama toog Sénégal wala damaa dem Mali de toute façon après moom dinañu ko leeral bu baax a baax moom ki ma fii denn ndey mooy borom Jalikunda mooy borom Mali mooy borom Sénégal ñu gën koo xam ci Djiby Dramé moom la ñu dalal tey ñu war a waxtaan ak moom d'une manière plus large ñu waxtaan ci yu bëree bëri parce que Djiby Sénégal la Djiby Afrique la ak Djiby monde bi la donc Djiby maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay doomu ndey di kontaan sa teewaay di ne bég naa lool di jégalu lool c'est ñaata yoon yaa ngi may woo pour invitation fara yitte yi bari xam nga rek suñu liggéey bi yombul mais franchement kontaan naa lool di nuyu askan artistes yi yëpp di nuyu diaspora bi yëpp. di nuyu Sénégal di nuyu Afrique di nuyu macha allah mention spéciale seen émission di wax ne que dama koy suivre souvent di kontaan si yow di bég si yow merci beaucoup. alors moomu Djiby moo doon sama gan tey xam naa ni tey nag dina xaw a doy waar ndax grand boobu macha allah su ma teeloon xam ni damay def grand boobu rek ñu defar ba mu baax. non mais xam nga. tenue bi nga sol nii jàpp na la. bul xam nga lii su weesoo. man li ngay sol nii moom noonu lay sol. di wax ni rek Djiby Dramé moom. fu ne la mën a fëlee. lii sax mën naa ko sol. waaw Djiby sànq maa ngi ko brosser ñu bëri ñu ngi wax naan Djiby Sénégal la. ñu naan Sénégal la juddoo ñu naan Djiby Mali la juddoo ñu naan bambara pire ñu naan wolof la donc Djiby fan la Djiby juddoo exactement pour gars yi xam. waaw. sant naa yàlla nag julli seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ma doon polyvalent alhamdulilah rabbil alamin di gërëm sama waajur bu góor bi yàlla ko yàlla yërëm xare ko àjjana di nuyu sama yaay ñoom ñi xam ne ndeysaan ñu ma doon si askan boo xam ne ñëpp ñu ngi xalaat Djiby sénégalais la wala Djiby malien la en fait Djiby d'origine malien la mandinka la sama maamaati maam yi ñoo jógee Mali mais nag man sama maam sax sénégalais la ko jur sama papa sénégalais la ndax waa Bungunke lañu waa Tambacounda oriental la Bakel gi dimpalle moo dénkaane Njaayanke 12 kilomètres de Bakel mooy Alayina man foofu laa jógee soo joxee Djiby Dramé nga dem ba Gandé boo xam ne mi ngi ginnaaw Bakel boobu tamit Djiby Dramé foofu la jógee soo ne Djiby Dramé soo demee Gadiaga am naa fa wàll soo demee Xayre am naa fa wàll soo demee Fuuta am naa si wàll soo demee Bundu am naa si wàll. yaay Djiby Sénégal. maay Djiby Sénégal. di wax nag soo demee Mali aussi am naa si wàll ndax sama maamaati maam yi ñoo jóge Kingi ak Turugume ñëw wàcc ba diggante Gandé ñëw diggante Gandé ak Bakel ak Alayina. mais Djiby lan moo tax kon olof bi setul bu baax lan la. waaw xam nga ñun suñu askan nga bal ma si terme bi man sama papa Soninke la. sama yaay mooy bambara moo tax ma métissé su ma woyee bambara ñu ne Djiby Dramé malien la su ma woyee soninke ñu ne Djiby Dramé fu mu jógee aussi fu ma juddoo mooy Tambacounda oriental Carrefour la lakk bu ne am na fa Tambacounda bokk na Sénégal wala bokkul Sénégal demee laaj ci su oriental bokkul Sénégal wala bokkul bokk Sénégal kon nag man waa oriental la Tambacounda la waaye alors en guise de rappel Djiby Dramé moom la ñu dalal tey moom moo doon suñu gan ci 15 minutes sans limite alors dañuy dugg nag ci musique Djiby Dramé ku ko xam ko ci way xam ko ci musique d'une manière générale ah monde bi yëpp bëgg la alors naka nga def nag ba dugg ci musique bien vrai que la famille du ñàkk am na ko ci doon def. waaw man Djiby Dramé sant na yàlla boo xam ne man sama papa ñëpp a ko xam mooy El Hadj Dembo Dramé kooku. artiste la woon daanaan la woon kooku soo nee Dembo rek ku ko Djiby Dramé papa mu ngi tudd Dembo rek jarul laajte si biir oriental ñëpp xam nañu sama papa daanaan la sama yaay aussi si askan gi wel la jógee muy Kousanaar 42 kilomètres de Tambacounda man dama juddu rek ma fekk sama kër maam am balafon am koora am jembe am xalam ba ma juddoo sama maam moo ma yaroon 7 ans mu yor ma mais sama maam su demee ngénte ak ay mariage tellement man maay premier sëtam man la doon àndal dama boot ànd ak man dem wayaani ci
léegi nag sama maam lu mu woy si bëccëg rek man guddi gi man ma woy ko si foo si clair de lune bi. xam nga xale yi dañuy génne clair de lune. di foowaandoo yoon. mais lu mu woy si bëccëg rek man guddi gi ma woy ko. sama maam day toll si biir néegam ma dëgg sama baat di yuux sama ne wax naa la woy bi fu mu toll nii moo la mag doo bàyyi woy ay man sama sët bi xamul lu ma koy def. noonu laa fa jógee léegi ñu xam ne maam mënu jël sët. ñu jël ma sama loxo maam indil ma sama turando Tambacounda. léegi nag tellement affaire bi virus bi dugg na ma. léegi nag bu ma egsee Tamba sama turando dugal ma école. bu ma dugalee école nag léegi entraîne ñi ngi jàng bu élèves yi di jàng man naa ngi biipe woy. d'accord. dinaa wax la don la. man damaa judd rek woy. man damaa judd rek woy. man kenn du taxaw ne Djiby Dramé maa ko jàngal woy. non 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 non. waxuma nag aw ma maître. dinaa ne sama maam mooy sama maître. sama maam bu jigéen. kooku xam ne moo ma doon yóbbu si ngénte ak mariage tam ma nekkoon xale. liir lu mu woy si bëccëg rek woy naa ko guddi. léegi nag bu ma ñëwee Tamba ñu dugal ma école. bu ma dugalee école nag sama turando moom dafa direct. moom jàng rek la xam. éducation rek la xam. mais élèves yi suñu jàng man maa ngi woy. ñu ne Djiby Dramé sant en classe. ñu fonko nañ ma. sur la table. pompe nañ ma. li ñuy waxee fu mu toll ne kii temps de paracat nañ ma. loolu yëpp def nañ ma ko si classe bi. léegi nag bu ma xam ne munutuma nag. am naa kersa di wax sama turandoo. jàng nekk sama biir bopp. mais maa ngi continuer rek. alors je pense bien leer na fu nga xam ne fa la Djiby moom daal di duggee ci way ni mu def tamitam ba di def métier bi nga xam ne moo di musique moom Djiby alors Djiby ñu toog gis événement bu mel ni Nuit du Bazin mu doon événement bu rëy gars yi di jóge fu ne di ñëw mu doon événement bu ñëpp apprécié mais ñu toogaatu gis soxnaay Djiby nag di way yow yaa ko gis woo muy maman chérie ñu koy nuyu di ko def gros coucou yaa ko ne ko kaay nag wala moom moo ne il est temps que mu jàppale jëkkëram. xam nga si Nuit du Bazin bi laay njëkk. Nuit du Bazin bi ñu bari ñi ngi bëgg a xam. Djiby Dramé fu mu njëkk a fël. doomu ndey ma damay sant sama askan bu ma bokk. muy Soninké ak Bambara. kenn du ñoom. imagine toi que nga commencé débutant ak aussi art bi lu mu méttee. sa askan jóg. soto la. ñu ne nga engagé Sorano ñu ñëw fekk si la. fekk génnoo album. journaliste yi interrogé la tu n'es pas connu dans les showbiz d'art kenn déggu la fenn nga ñëw rek nga engagé Sorano te boobu dëgg kenn xamul non kenn xamuma bu ma engagé Sorano sama askan Soninké ak Bambara nag ñu ne nag ñun teg il faut ñu am woykat ndax Sénégal nag benn gàlla kenn mënu ko xar ñaar ñoo ko bokk maa ngi animé ngénte ak mariage man su ma doon animé ngénte ak mariage daf mel ni concert ñi déglu sax woy Djiby Dramé sax ñi xamul olof yi séeréer yi ak mankaañ yi ak et cetera ñi xam ne dégguñu sax sama woy tukulóor yi dañuy feesal langue bi borom géew gi sax day loué ay chaise inconnu léegi nag bu ñuy toogee nag sama première apparition ñi xam ne ma am fit dañ ma ko xelal ñu ne ma Djiby Dramé nag il faut nga def benn geste boo xam ne ñu ñoo fekk si la ma koy def sama biir mémoire ma am na le 22 septembre boo xam ne je me rappelle très bien waa maliens yi ñoo doon organiser seen fête de l'indépendance ambassadeur Mali ñu ne ko au lieu ñu jël benn artiste malien ñu ne am na benn woy ndaanaan woy Bambara mun na woy kooku nañ ko jël ambassadeur bi ne am benn problème jël nañ ko engagé de toute façon la fête de l'indépendance Mali la ñu wax jour boobu xam kan moo doon animé Mikel Souma bu Dakar FM Mikel Souma moo doon animé bu ma ñëwee may woy afi gars yi apprécié gars yi kontaan may woy répertoire man dégg ma mu jeex tàkk non Mikel nee na ma franchement la communauté mandingue dafa riche xoolal xale bu ndaw bi mun a woy ñu ne ko pourtant il est sénégalais mu ne ko non il n'est pas sénégalais mu ne ko non pourtant il est sénégalais mu ne ma nanga def ma ne ko maa ngi fi rek mu ne yow foo jógee ma ne ko man Tambacounda oriental mi ne yow foo nekkoon Mikel ne yow foo nekkoon ma ne ko maa ngi fi ma ne ko nag am naa benn idée sax pour def la Nuit du Bazin mu ne ma soo ko defee dina réussir ndax am nga talent mun nga woy fekk ma Dakar FM ma ñëw fekk en face Sorano
ba ma ñëwee ma wax ko sama programme bi yëpp mu ne ko demal du courage ma jóge si loolu sama papa ma woo ko tollu Paris mu ne maa ngi ñëw sama papa bu mu ñëwee mu ñëw yóbbu ma kër kii RTS si sama bàjjen Fanta Fifi Kanté te ma sama loxo kooku tamit maa ngi koy nuyu au passage sama bàjjen Fanta Fifi Kanté daa dugguma daa andi daa sann ma daa kana ma la ko njugu ni fekkoon na ji kenn du moom kooku nasal ma may ma fit ma dugg sama askan bambara ak sama askan saraxuley ñoom ñëpp maa ngi ko di nuyoo passage koo xam ne moom ma njëkk sagal si géer yi mooy maire de Grand Dakar ndem si yàlla El Hadj Lamine Samake doomu ndey Tariba Samake moom ma njëkk encouragé man ma koy nuyu de passage ku ma encouragé aussi Aïda Sow Diawara mi maire de Golf kooku moo aussi mu encouragé ma léegi nag bu ñu ma encouragé ma ñëw engagé Nuit du Bassin ma ñëw jàkkal ak sama bajjan Mariam Ndiaye 2STV ma ne ko bajjan Mariam léegi nag dama bëgg def Nuit du Bassin mu ne ko balaa nga def Nuit du Bassin dama lay testé ma ne ko loo may testé mu ne ma non dama lay testé rakkam bu jigéen kooku xam na mu bu baax mooy bajjan Rakki Ndiaye mu ne ko sa bajjan na nga testé ko ni la testé temps boobu PCS moo amuloon kii 2STV ñi testé ma ñu jox ma sans invitation ma woo sama nit ñi mais sans invitation xam nga ñaata nit moo ne presque 500 personnes bajjan Mariam ñoo gaare oto ma rek mu ne waa yi diriyanke yi fu ñu jógee ñu ne ko jibi da nga ne mun dañ koy testé mu ne ko léegi mun nga def Nuit du Bassin doomu ndeyam loolu laa defee sama Nuit du Bassin image boobu la ñuy def naa def ko clip sénégalais xam ne waaye kii mooy kan. alors ñu gis maman chérie mu doog jabar ci Djiby Dramé moom itam di ànd ak yow di way naka la maman duggee ci way bi yaa ko ne ko kaay nag nga accompagner ma wala da nga gis mu am talent moom mu ñëw ne def foog mu accompagner jëkkëram. mais balaa ngeen laax jaay nga laax lekk loolu la fi wax sama olof leerul sama soxna la am na way mun na way pardon xam na luy tonalité way xam na luy harmonie te ndaanal la waykat la mu doon sama soxna suñu ñaari maam ñoo bokk ndey ak baay bu mu ñëwee nag du ma tëj buntu nag wàcc fenêtre nag rajo rideau pardon il faut ma génnee ko te nag booloo mooy doole ba mu ñëwee mu nekk sama ginnaaw mu topp sama ginnaaw topp sama conseil fu ma ko yemloo mu yem fa fu ma ne nii nga mu def ko defee ko noonu te law la ca loolu yàqul sama diggante ak moom suñu foyer ma dugal ko moom tam muy wéy may wéyand ak moom maman chérie ba mu ñëw dafa fekk Djiby Dramé nekk na Djiby Dramé ba pare dafa ñëw yokku xorom si yokku suukar si yokku lem bi ba mu saf te macha allah ba mu ñëwee tamit nag sénégalais yi ñu accueillir ko ak cœur ouvert accueillir ko ak mbégte moo taxee te gàcce ngalaama Sénégal fenn du Sénégal. alors Djiby ñëwaat nag parce que Sénégal bu ku siiw coon wax na ko siiw du jàmbi borom te dina am fooy toll lu ne di nga ko dégg am na jamono yoon lu ne dinañ ko teg ci ndodd Djiby Dramé naka nga daan dundee loolu. waaw sant yàlla xam nga man maa woote woy maa woote génne écran xam nga am kiy dox rek kiy dox ñu ne ma diw ngi nii te xamuñu ko kenn du teg si moom dara ko ñu ngi teg si moom dara surtout koo xam ne dafa woote écran képp ku génne écran da ngay gis ñeneen saa jékki-jékki da ngay génne écran du ma ne du ma balaamee ñooñu man sax damay balaamee sama bopp waaye man kii moom soof waay te xamuma ko léegi nag lu ngay wax ko kii moo soof suñu la ko waxee bu la métti ndax xamuñu la mais écran lu ne mooy génn si écran soo xasee génn écran rek xalaatal ni yow mun nañ wax si lu baax mun nañ wax si lu bon mais nag loolu suñu liggéey moo ko laajte léegi loolu nag soo ko xalaatee nga xaddi wala nga mer wala nga def naka sunu noonu yow doo liggéeykat. est-ce que ba ci yenn wax yoo xam ne itam neexut a dégg ci góor ñu ko daan jël di ko teg ci boppu ndoddu Djiby Dramé naka la daan def ak famille bi. non loolu est-ce que ñun sax duñ koy dégg. parce que d'abord amuñu jot bi. ñaareel am na duñ ko sax xalaat. ndax nag nit ki lépp looy def rek fu mu toll nii nga ànd ak gëm-gëm. nga ànd ak fulla nga ànd ak fayda nga ànd ak jom. parce que macha allah c'est le travail paye. wax yooyu daal est-ce que man Djiby Dramé sax man naa koy dégg. parce que aw ma jot buy. man maa ngi daw li may indi sa njaboot bi.
te aussi nga am sa jabar fu mu toll nii kooku soxlam bari sa doom yi nga yor fu mu toll nii sa kii tout tànk yi ndaw yi macha allah sant yàlla yooyu nga war a tal nga war a tal studio nga war a tal fu mu toll nii say concert nga war a tal say ngénte ak say mariage est-ce que yow am nga jot sax dëgg rumeur dem si yàlla sama papa moo ne ma Djiby Dramé gestu dafa métti gestu dee métti baat liggéey bu lépp looy def ne loolu conseil la sama nawle ñu may dëgg conseil la aussi képp kuy liggéey loo xam ne si bureau yi ak yeneen naataange fi lu ñuy liggéey lépp lu ngay def te nga si suturlu bul gestu del avancé au contraire sooy gestu day ngeen a tardé sooy avancé nag day ngeen a avancé waay. D'accord je pense bien loolu itam leer na moom Djiby Dramé moo ko wax itam alors dafa am benn morceau boo xam ne clip nga ko muy su Mawla mu nekk message bu fort ci jubal jëm ci wàllum xuloo famille bi dégg naa demoon na ba xale yi sax dañ dafa xawoon na doon réalité explique ñu mu demee. waaw xam nga su Mawla. lan mooy su Mawla sax ba mu njëkk. mooy am nga jikko. xam nga man ak Mama Chérie saa suñu defee suñuy clip. wala sax suñu defee suñu dañuy ne Sénégalais sax dañu ne kii ñii daal ñi ñoo nobaate ñii daal suñu génnee di noo kenn di ñii seen harmonie macha allah chaque jour. yow ma ne ko Mama Chérie ma ne ko tellement ñun suñu couple fu mu toll nii dafa référence. def ñëpp dañ koy waxtaane ñu ne ma ñun suñu secret lan la mais maman nañu xuloo nag. nga ne maman nañu xuloo maman ne daddi asubi laa mel sa trajet mu def ma ay naar noppam yi mu ne ma daddi xuloo bu dee guddi la nekk de ñu ngi toog mara moom ne ndeysaan heure de crime diggante minuit 1 heure yooyu ñu ngi waxtaan heure de crime ñu ngi waxtaan man ak moom mi waxtaan bi di neex man nga maa yow seetloo dara saa suñuy funte ne nga sukku jebelu man demee sukku jebelu soo la secrétaire war nga doon taalibem ma ne wax nga ma loolu wax nga ma loo xam ne fu mu toll daal sénégalais daal ñu ne Djiby Dramé rek Mama Chérie na xamal nañu dañu xuloo doo xuloo mu ne ma daldi daa may xuloo mu gaaw gis boppam ma ne ko walla nii laa bëgg nañu xuloo mu nekk dëgg noonu sur le champ sur cette place ma ne ko sombawla mu sol yo sombawla son yuguba mu dama ne sombila ceebalu yo sombawla son yuguba mais ci këf noonu rek la ay mu ne ma ne ko maman nag ma ne ko sosal ma mu ne ma daddi lan la leen sosal loo deful ma ne ko dama bëgg nga sosal ma man chaque jour ñu ñuy sosal man chaque jour ngi dëgg ñu ñuy sosal mais sosal ma man lu ma deful wax ma ko mu ne ma ok xaar ma ñëw mu ne pourtant promettre nga ma lii woon de defoo ko de ma ne ko mais wax ko i ben furu domina kuma kan duma mi foora ñenne mooyee mu ne ma parce que bu ma ko doon tàkk dama ko ne maman léegi danaa tàkk mais nga continuer sa jàng. donc ko fekk ci njàng mi. fekk mi jàng ji ma ñëw génne ko ma ne ko ñëwal rek soo ñëwee fa damay ñëw nga continuer sa jàng bi bu mu ñëwee ne ma ne tëf macha allah Mouhamed juddu. non répète nga ne da nga ko promettre ni ko boo ko ñëwee di nga jàng mu ñëw. Mouhamed juddu waxuñu sax bu ñu tuddee gars ndeysaan est-ce que un an mot na sax law la ca taw bu jigéen bi juddu léegi nag jàng bi jàngatul bu gaare. léegi na ma ne i be furu domina kuma nga duma mi foora ñe dadi ne mooyee ma ne ko kon nag yow promettre boobu ma la promettre tonton ma ne ko dolliwaatal mu ne ma i be furu domina lay du kuma mi foora ñe dadi ne mooyee ma ne ko maman lu nga wax yëpp dëgg la de ma ne ko e kon ne ma ne bàyyi bàyyi mama e kon ne ma ne fayi faye furu kɛra don min n'ale mama tiɲɛ bɛ ɲa mama sombila Mama Chérie sombila sonjuguba vraiment ci kaf rek la ñu doon jéem a xoolee titre boobu mu doon benn titre bu original titre bu ñëpp bëgg. alors mesdames et messieurs chers internautes en guise de rappel je suis avec ki nga xam ne moo di Djiby Dramé bu Sénégal Djiby Dramé bu Afrique et le monde entier borom Jalikunda Djiby Dramé bu Mama Chérie parce que boo ci tegul tamit mu mer alors Djiby wax nga ko sànq muy album bi li ma lay njëkk a wax am na fu ñu dajee nga teg xaalis ne 8-18 ku ko xam. nga jóobu xaalis bi jour boobu da ngaa ñibbeeg moom mais xanaa war nga ñu ko mën a wax nag lan mooy 8-18 déjà album bi nga titré ko 8-18 lan mooy 8-18 doomu ndey xam nga dangaa fekk Djiby Dramé mi ngi sorti album le 17 décembre incha allah rabbi Sénégal yëpp ñu ngi ne waa Djiby Dramé 8-18
ba sànq bu ma doon romb ñuy gis affichage yi si benn kii panneau yi ngànde yi am na ku ma woo Djiby Dramé 8-18 mooy lan ma ne ko waa del deviner nag mu ne waa deviner ba deviner mais 8-18 ñi xam nga lu muy tekki je vous en prie wax ñu ko ma ne ko loolu de man miy jaar def 3 fois CM1 3 fois CM2 je préfère que yéen mi intellectuel ngeen deviner. non mais est-ce que du sa propre secret la nag wax ñu nag Djiby. xam nga yaa ma gën a jàng. comme ñëw nga fu mu toll nii ndeysaan un nulaar comme Djiby Dramé yow un grand intellectuel journaliste comme toi. mais macha allah parle-moi de 18 ans aussi. mais xam nga bu ñu xalaatee man maa ngi naan est-ce que du anniversaire u Djiby Dramé wala anniversaire de mariage am wala sax anniversaire u maman chérie parce que mën nga ko bëggee nu ne itam ba loolu mais il est temps nag gars yi xam ko live and direct ñu am exclusivité bi lan mooy li 8-18. d'accord naa leen jox exclusivité parce que franchement 8-18 war nañ ko wax nag. non moom nag fi sonn nañ nag. parce que da ngay xool nga def carrière musicale ak ndaanaan. nga nekk woykat moom mu nekk woykat muy maman chérie bu mu ñëwee mu bàyyi lépp topp ginnaaw jëkkëram macha allah pour rendre ko hommage man takk naa maman chérie man def ma réception takk naa maman chérie man ñëw ma def ma mbu mbaay takk naa maman chérie et wonu ma ko daal comme xale yi li ñuy wax fu ñu toll nii man sama mariage xewaloo ma ko. d'accord. léegi nag bu mu sëyee ba léegi macha allah mu jural ma ay njaboot. te soo xoolee diggante 2008. ba 2018. mooy 8-18. d'accord 2008 bi ba 2018. muy 10 ans de mariage. donc yow maman chérie ngay rendre hommage. non rendre hommage. sama couple ak moom ñi ngi nekk fu mu toll nii macha allah ñaari gaynde si kaw lal. xam nga woykat ndaana nañ ko leeral. ñaari woykat yi couple yombul. ndax kii lu mu mun keneen ki loolu la mun. te su ñëwoon woon mun na wanewu. mun na ma won ko benn niveau boo xam ne. mu daf ma naka sudu noonu. mais dafa ñëw say si. ñëwul sëy. dafa ñëw pour say si. loolu mooy 8-18 bi album bi ma tuddee ko 8-18 2008 2018 10 ans de mariage ak Djiby Dramé maman chérie. ok est-ce que xam nga ni bu ñu yàggoon kenn du xanaa ku la jege. mais kenn mënul woon wax 8-18 ñu ngi def alors mooy l'album de Djiby Dramé qui va sortir le 17 décembre incha allah 8-18 ñaata titre moo fa nekk. 10 titres moo fa nekk maman chérie ni woy na woy individuel moom kese. te soo xoolee lu ma gën a impressionné. ma def ko 8-18. maman nee na ma bu ma njëkk duo ak maman si ngénte si biir woy mu ne ma sama premier géer aduna sama premier géer àllaaxira mu ne ma man géer bu mu munta am si aduna yaay sama géer man daanaan bu ma nar a woy mu may teral man yaay sama géer te mu ne lépp lu mu munta am man si sama ngéwél bu mu duggee sama biir kër jëkkër fu mu toll nii tabaarkalla macha allah yàlla teral na ma ko kon nag kenn mooy ma ko yaa ma ko may kon nag ku la ko defal loolu te law la cat macha allah te lu ma ko wax noonu la koy defee moo taxit ma rendre ko hommage suñu diggante te Sénégal yëpp ku ñuy déglu diaspora bi monde entier bi ku ñuy déglu du sama diggante moom de question ñun ñaar dañu nobaate am nañu droit nobante am nañu ci droit ndax ku buggul ku nobul ku fonkul sa jëkkër wala fonkoo sa jabar tabaarkalla macha Allah nga gis ku fonk jabaram wala kuy fonk jëkkëram kon nag loolu dañ koy ñaax couple yoo xam ne ndeysaan ñu nekk heure yi nañu yokk couple yoo xam ne dañu am ñagas nañu yokk couple yoo xam ne macha allah chaque jour tey mu neex suba mu naqari nañu xool ndax ñun ay homme de message lañu dañuy sànni suñu message ku bëgg a jël dañu xutba ku bëgg a jël na jël lu rafet suñun te ñu ñaanal ñu yàlla musal ñu cat musal ñu seetaane ndax doomu adama yaa ngi wax suba yàlla lu muy def suba xamoo ko mais ñëpp ñu ñaanal yàlla musal ñu kon nag ñi déglu 8-18 lan moo fa nekk ñi déglu maman chérie lan lay wax ak man nañ ma déglu man lan lay wax ak maman chérie muy 10 titres bi te 10 titres bi fu mu toll nii macha Allah ñu rendre hommage yi ñoo xam ne dañoo jàpp suñu carrière dañoo dimbale suñu carrière ndax benn lam du yëngatu ñun mënuñu
amuñu woykat amul dara lu dul baatam woykat amul dara ku koy sopp woykat amul dara ku koy jëmale kalam woykat amul dara ku ko bëgg te bëggantuwu ko. léegi après 8-18 lan moo koy accompagner pour ñu mën a jeexal comme événement Nuit du Bazin bi xanaa dina ñëwaat ak beneen événement. ba pare instant bi ñu war a def tournée internationale et nationale soo xoolee 8-18 international la et national. ñëpp ñu koy xaar parce que soo xoolee lancé naa le 8-18 yàgg na. léegi nag ñu ngi dugg ci décembre man maa def exprès def ko fin d'année bi. pour génnee ko le 17 décembre. mais 8-18 bi si biir macha allah. dina am exclusivité bi. non da ngeen am non amatul. ndax law la cat man dama ne est-ce que ñu sax bu ñu dugg studio fu mu toll nii gars menuñu neneen ndax dañ ko ànd ak xol xam nga wëy si xol lay jógee. puis 8-18 nag ci maanaam ci amour la juddoo. non amour la juddoo yii 8-18 amour la juddoo law la cat. di kontaan naa ci yow Djiby Dramé. di bëggee di wax ne ñëpp xaar 8-18 jox naa ko sama soppe yëpp. jox naa ko ñuy bëggee Djiby Dramé. jox naa ko diaspora bi yëpp. jox naa ko sama nawle artistes yi yëpp. jox naa ko sama mbokk journée parce que yéen ñi ñoo yëgal liggéeyandoo. sans yéen du ñu doo leen dem. sans ñun aussi doo leen dem. mais sans yéen aussi ñun du ñu dem. tey nii ñu ngi def lii mu war a génn. ñu xamul Djiby Dramé dañ gën a xam. te ba pare incha allah le 20 décembre mu war a def fu mu toll nii conférence de presse. invité naa waa presse yëpp. maa ngi koy def la Miral ginnaaw stade amitié bi soo nee la Miral rek ñëpp xam nañu foofu diggante 16h incha allah rabbi woo naa revue de presse yëpp ñu nekk site yëpp woo naa leen ñu ñëw ñu wax si lu 8-18 ñu def séance d'écoute ñu déglu woy yi ñu déglu fu ma war a jaar ñu déglu Mama Chérie fu mu war a jaar te invité naa leen ñëpp soobee yàlla incha allah. moom la ñu dalaloon Djiby Dramé wax naa leen ko ça a été vraiment plaisir de parler avec une légende de la musique sénégalaise de la musique africaine d'une manière générale. Mesdames, Messieurs, chers internautes, je vous donne rendez-vous très prochainement avec une autre artiste histoire de parler avec lui, histoire aussi de partager un moment de bonheur. noonu lañ leen di tàggoo xanaa ma jox Djiby rek mu xool nu muy tàggoo nu ko neex na tàggoo su ko neexee sax mu joxaat ñu sumbaw laa parce que man boobu daf may daane aja Djiby ñu baal nga tàggatoo internet yi. waaye yow lan la war a wax pour somba wala 8-18 bi rek. waaw jox ma benn ci 8-18 bi d'accord. ni bene fe iye Mama Chérie ni bene fe kuma duma fonye mbe ede fe jali Djiby Dramé mbe ede fe mbe kuma duma fiye santan furu wote tile kelen koye Mama Chérie man bëgg naa la lool mi de yidi ma ha chéri boy mi de yidi ma halalam ko weli